Rien, absolument rien, ne sera plus comme avant. On a l'impression qu'il y avait une milice qu'on nous avait cachée à l'Assemblée nationale pour cibler des députés et les attaquer. Mais nous avons résisté. Regardez Omar Sarr, regardez sa veste, regardez ma veste complètement déchirée. Mais nous vous le disons ici, nous allons continuer le combat. Homogène, mais comme vous le savez, ça ne nous fait pas peur. Nous nous sommes battus plusieurs fois pour réclamer la démocratie. Nous continuerons. 24 ans après, on fait du forcing dans notre pays. Que Baragay est aujourd'hui un otage politique. On l'avait soutenu en 2011, on le soutient en 2016. Les faits n'ont pas changé, les acteurs n'ont pas changé. Nous ne sommes pas du même parti que Barthélémy Diaz, mais nous sommes du parti des principes. gis ngeen ne Ousmane Sonko dañ ko radié ñu ngi koy ñaawlu jaay doole la abus de pouvoir. Nous demandons la libération de Khalifa Sall. tey Guy Marius Sagna place am du prison ñu seen place nekk prison xam nañ leen Guy Marius Sagna dafay xeex pour askan bi donc tey kuy xeex pour askan bi war na ko mën a taxawu à chaque moment. kenn du ko manifester loolu jaaduwul. Thierno Bocoum dafa cher. En direct l'arrestation de Thierno Bocoum, ancien député à l'Assemblée nationale, président du mouvement Agir. mbokku Sénégal maa ngi leen di nuyu ku si nekk si turam ak santam ginnaaw bu ñu leen massawoo si coono yu bari yoo xamante ne dal na seen kaw kenn umpulewul mbënd mi coono yu mu indil njaboot yi ak jafe-jafe yu metti yu tar yoo xamante ne sénégalais yu bari ñu ngi koy dund ba fii may wax ak yéen kenn umpulewul tamit njëg yu cher yi nga xamante ne am na si dund gu ñuy dund mu metti loolu tar loolu si population yi loolu fekk fi li fi yàgg a nekk mooy nga feebar am jafe-jafe pour faju fekk fi lu ñu yàgg a sonnal lool mooy nga am say lijaasa te mënoo liggéey loolu doon na lu am lu doy waar ci suñu réew ñu jàpp ne nag jafe-jafe yooyu ak yeneen yoo xamante ne sax mënuñu ko citer lépp kenn moo ko waral mooy nguur gi fi nekk nga xamante ne bañ fi toogee ba léegi jafe-jafe bu ñëw rek beneen fekk ci ko te lépp ci kaw askan bi lay toog ci kaw askan bi lay dal ndax ñoom seen liggéey seen taxawaay seen confort lépp loo xamante ne concerné la leen chaque jour ñu ngi ci wut yokkute ba président de la république ci boppam am na avion bu bees fu nit ñi di ñàkkee seeni kër di ñàkk possibilité pour mën a tëdd ci lal loolu nag mooy Sénégal moo tax Sénégal bii ñuy dund bëgguñu mu ñëwaat bëgg nañu xeex ba lépp luy amaat suba mu wute lool ak li fi am tey loolu nag dafay commencer
di bàyyi xel ci comportement yi di bàyyi xel ci façon bu ñuy defee ndax changement am na walla amul parce que lépp ci doxalin ba la. moo tax li jëm ci takku ànd jëli fi ñu fi nekk dañ ciy bàyyi xel bu baax a baax. temps yi nag waxoon naa ci mbirum coalition yi waxoon ci wax joo xam ne ñu bari sax dañ ma ne dangaa teel a wax waxuma ñeneen yu yegg ci leneen waaye lépp rekk dañ koy leeral ndax Sénégal fii ñu toll dëgg su taxawee ñu wax ko alerter su jotee ñu def ko alerter nag mooy teel a wax loolu lay tekki balaa dara di am lu siy mënti am rekk te ñu gis ne njëriñu Sénégal mu ngi ci dara duñu ko teree wax. moo tax balaa muy dugg ci mbir moomu damay remercier ñépp ñoo xamante ne def nañu initiative jëmale ci ay coalition te woo ñu pour ñu bokk ci. commencé ci Khalifa Sall bi nga xamante ne coalition bu indi coow li ba ñuy waxee ba pare lu ñuy wax woo nañu waxtaan ak ñun jox ñu charte bi mun naa wax une semaine même avant ñu koy lancer wane yéeneem tamit pour gis ñu bokk ci biir coalition boobu ñu ngi koy tamit jéggalu parce que retour bu ñu waroon def ci moom dëgg la amul waaye lenn rekk moo ko waral mooy cër buñ ko jox ndax jàpp nañ ne lu ñu metti ci mbir mi ak lu ñu jàpp na ne jaaduwul waruñu jël yépp teg ko ci deram walla teg ko ci kawam suñ ko defee rekk dinañ am demin bu ñuy demee ak moom boo xam ne day wuute ak lu ñu gëm ndax ku la cëral woo la boole la ci dara su dee tontu ba mooy wax li la metti walla wax bu ñagas walla wax joo xamante ne leer na la ne peut-être du neex li gën mooy nga bañ ko koy jagleel moom nga rafetal li fi des waaye nga wax ak sénégalais yépp parce que nag ba ngay wax sénégalais yépp nga waxal. loolu maa ngi ko ci remercier bu baax di wax ne mbirum coalition du ñu guléet ñu bokk ci yemuñu rekk ci bokk ci waaye dañ ci jouer rôle yu am solo 2017 coalition bi nga xamante ne moom la ñuy wax Manko Taxawu Sénégal man maa nekkoon directeur de campagne bi man maa doon gérer commission campagne bu coalition boobu 2019 coalition bu gën a mag bi nga xamante ne moo jël deuxième ci élection yi man maa doon gérer lépp loo xamante ne jëm na ci mbirum communication bi ba président Macky Sall toogee ak léegi commencé ci coalition Benno Bokk Yaakaar ba coalition yu mujj yi amul dara lu ñu ci ump ci façon buñ ko defee ci façon buñ ko tëggee ci façon boo xamante ne jàpp nañ ne moom lañ ko war a doxalee waaye dama bëgg a leeral dara ñépp xam ko amul benn ci coalition yooyu boo xamante ne mujjante ba dem na ci défendre intérêt population yi amul benn ci coalition yoo xamante ne yooyu ma leen limal nga xam ne finalité bi bañ ko xoolee saytu ko après gisuñu dara lu dul Sénégal amul donc man bokkuma ak ñu ñuy góndee intérêt Sénégal intérêt national way suñu àndee lii ak lii bokkuma ci parce que coalition yooyu am ba fi Macky Sall nekkee ba léegi acteurs yooyu mettre ko en place même acteurs yi ñoo taxawaat tey def coalition moo tax tollatuñu ñun fu ñu nekkee sur des réactions émotives tollatuñu fu ñu nekkee si naa def pour ànd ak ñëpp tollatuñu fu ñuy nekkee ne nañ am taxawaay boo xam ne kenn duñu ŋàññ
tollatuñu foofu ñun lu ñu taxaw pour def ko ci politique ak façon bu ñu ko defee mooy taxawal askan bi même si dee dañ fi nar a wéet loolu moo indi suñu taxawaay depuis boobu ba léegi ngeen ñuy dégg coalition yooyu ma leen wax ñetti finalité laa ci gis ñetti mujjanteel benn bi ñu ngi koy tuddee mën naa ko tuddee partage du gâteau maanaam ku ne xool lu gën lu duuf ci nag bi ngeen séddoo waxuma partage de responsabilité parce que ñaar yu wute la man dama gëm ne partage de responsabilité dafa war a am ànd nañu yegg nañu au pouvoir man maa yor lii yow mën nga yor lii doxal ko ci intérêt population yi kii mën na yor lii doxal ko ci intérêt population yi du ma aakimoo lépp loolu partage de responsabilité la waaye li ma tuddee partage du gâteau mooy li ngeen gis mu am Benno Bokk Yaakaar jël naa institution au lieu ma doxal ko damay xool lu président bëgg ma defal ko ba nësaxal institution bi ba doo comprendre sax lan moo ko tax a jóg loolu genre coalition yooyu du intérêt sénégalais yi du intérêt population yi intérêt ñu ko sumb la intérêt ñu koy doxal la intérêt ñu bëgg kut ko kut muy continuer la parce que ñu ngi am seeni fonds politique parce que ñu ngi gérer seeni institution ñu ngi def loo xamante ne méngoo na ak ñoom seen bëgg-bëgg la beneen forme finalité bu ñu gis mooy jaay ak njënd da ngay investir après nga jël mbir mi dem jaayiwaat ko loolu moo ñu dal en 2014 ak taxawu Dakar nit ñi taxaw ne lii mooy soppi Dakar lii mooy intérêt population yi ñu dem sur les 19 communes 17 yépp ñu gañe ko tey fii may wax ak yow 90% ci maire yooyu dem nañu rejoindre Macky Sall ñu taxoon ñu xas leen jël leen teg leen ay héros xas ñeneen ne leen ñii ñoo baaxul ñii ñoo baax ñoom dem nañ rejoindre ñu ñu waxoon ne ñoo baaxul loolu coalition indi na ko ci réew mi coalition indi na comme finalité aussi nga def escalier mooy la xew 2019 ku jël deuxième dem rejoindre Macky Sall wax ne moom 20% la am ñi ci des ñëpp mel ni musuñu contribuer ci 20% yooyu ku jël troisième ba mbir yi jeexee mu génn coalition ba daal leen wax ne leen ñëw leen seey ci sama parti walla ngeen am noo leen taxawee ne 15% la am mel ni moom rek moo liggéey 15% yi ñu mu dem waxal ñëpp ba ñu ànd ak moom kenn indiwu ci dara mun naa wax sax ñenn ñi ñu ngi leen doon jiiñ ne dañu demoon gisanteeg Macky ak yooyu moo tax ñu génn tey ñooñu ñu doon jiiñ ci coalition bu bees bii ñuy def dem nañ seeti leen encore ne leen kaa la ñu bokk ci coalition bi ban logique moo am ci loolu boobu finalité la ñu gis ci coalition yi donc kenn mënuñoo góndi ci lii mooy intérêt réew mi ñii ñoo baax ñii ñoo bon ñii ñoo taxaw pour gérer réew mi ñii ñoo taxaw pour intérêt pour vraiment affaire déedéet ñun ci comportement yi la ñuy xool ci façon bu ñuy gérer la ñuy xool ndax lii wute na ak li fi nekkoon loolu la ñuy xool xooluñu leneen loolu nag lañ jàpp na ne méngoowul ak liñ doon xaar yàggul dañoo tudd ñetti nit ñooñu tudd ñu leen pour tooñ leen parce que kenn xamewuñu tooñ kenn xamewuñu wax lu ñaaw waaye dañu am responsabilité historique buy war a tax ñu gérer bu baax su dee dañ ñëpp dañ jàpp ne dañu war a ànd comme ni ko nit ñi bëggee woon ñoom ci seen bopp am nañu responsabilité pour loolu ñu fexe ba mu mat moo tax kenn musul ne amuñu légitimité pour jël ay initiative kenn musu ko wax responsabilité historique boobu ñu am nag dañ ko wàcc ba may wax ak ñoom xam nañ lu ma leen wax moo tax dañu wax dès le départ
waxuñu ak ay altoppe waxuñu ak ñu bëgg poste topp ci ginnaaw nit ñi pour am poste dañuy wax ak ñoo xamante ne dañu am cër ci ñoom parce que jàpp nañ ne li leen war defuñu ko ñun nag lu ñu jàpp ci coalition bi mooy aspect dissuasif maanaam ki bëgg a taxaw ne dama bëgg a def 3e mandat ñu fexe ba am taxawaay bu ñuy def comme 2009 nu mu demee woon mu xam na ne sénégalais yi bés bu jugee di ŋàng 3e mandat su boobaa dina xam dès maintenant que ne sénégalais yi ànduñu ci loolu parce que ñun dañu bokk suñu dund xeexum 3e mandat ci réew ay nit ñàkk seen bakkan ay nit ñu dugal leen ci kaso ñu nekk situation boo xam ne lu ne mënoon na xew ci réew yàlla dimbali ñu suturaal ñu ba tey jàmm ju ñuy bëgg suñu réew te muy suñu alal nag jàmm jooju continuer di fi sax jàpp naa ne suñu amee moyen tey pour fexe ba lu mel noonu ñu bañ ci egg dañ ko war a def moo tax dañu gëm na ne loolu solution la woon ñu bokk ko nag ak ñu bari ñun waxuñu bu kenn ànd ak kenn loolu ñun waxuñu ko ñun dañ jàpp ne ñépp ay sénégalais lañu waxuñ ni it ni nit amul warul am initiative ku ne mën na am ci initiative waaye projet commun bu ñu am ci ay weer ba ñu jël ko teg ko ci ay loxo nit ba ñoo ñu commencé ci liggéey su dee am na beneen projet boo xamante ci loolu la jëm dafa am doxalin bu ñuy xaar ci ñoom dafa am surtout doxalin bu ñu xaarul ci ñoom doxalin bu ñuy xaar ci ñoom wax naa leen ko doxalin bu ñu xaarul ci ñoom mooy am taxawaay boo xam ne da ngay bëgg a aaki moo mbir yi am ñoo waxal pour ñu ànd seeg yow ñenn ñi nga bañ leen sax yëgal même soo ibbee façon bi ngay ibbee du ñu ñëw mais sa yoon nekku ci ndax jàpp nga ne li ngeen tënk yéen mën na dem pour opposition bi yépp loolu laa ne d'accorduñu ci te li ma wax loolu kenn du ko dindi en tout cas ci ñi may waxal pas ñi ma waxalul kenn du ko dindi dem nañu ba woo ay nit pour convaincre leen pour ne leen bàyyi leen ñu lancer ñu ñeent ba pare ñun foofu la ñu intervenir loolu mooy alerte fii ngeen bëgg a yóbbu mbir yi baaxul pour opposition bi c'est contre l'opposition te wóorul sax yéen ngeen juboo seen biir te loolu moo am ñeent la woon ci ñett lañ mujjee ñoom ci seen bopp firndeel nañu ne seen mbëbët mooy boole opposition bi yépp waaye loolu nag bañ koy def aussi xam nañu ne am na nuñ koy présenter am na nuñ koy tegee am na ñoo xamante ne du ñu ñëw luñ ci wax motul sax ëppul sax 10% mais doyoon na pour alerter wax leen ne fii ngeen bëgg a jëm baaxul tey feeñ na ci ñoom ñett ginnaaw ba kenn ki demee ñett yu des dégg ngeen bu baax liñ fi expliqué mu leer lu ñu commencé wax ne ñoom ñett ñoom ñooy def présidence tournante bi loolu muy firnde rek accord bu am pour jël affaire yi aakimoo ko ñu xool ku ñu mën a waxtaanal jubóog moomu d'accord ci ak ñoom ñeneen ñi suñu ñëwee baax na suñu ñëwul baax na loolu boolewul loolu defarul parce que tey conséquence bi mooy lan conséquence bi mooy coalition yu bari dinañ judd te élection yii ñu jëm ñaari coalition yu dëgër yu nekk ci opposition bi sax baaxul ci opposition bi waxantuma ak ñu mën a dem ba ñaar ba ñett ba ñeent coalition yu dëgër parce que raw gàddu la responsabilité boobu ñu doon xaar ci ñoom
pour que système mu raw gàddu bi ñu mën ko contourner ba mu am résultat boo xamante ne dina doon résultat bu dissuasif responsabilité boobu dañ ko déserté nekk ci seeni mbirum bopp loolu la ñu condamné ginnaaw bañ ko defee wax naa leen ne fi ñu jaar ak ñëpp walla bokk ñu bëri woo leen pour ñu bokk ci coalition bi yónnee leen charte bi def nañ ko ak man waaye mënuñu woon dem ci boobu coalition mënuñu ko woon aussi wax naa leen ko sànq yebbi lépp ci kaw kenn koo xamante ne moom moo ñu am élégance su saisir ñu ndax ñaar ba ñetti mbir mu ngi ci benn bi mooy PDS wax na dëgg moment ba ñuy envoyé charte bi PDS bokkutul ci waxtaan yi te turu PDS bokk na ci ñu signé charte bi te ñun xamoon nañ ne PDS bokkutul ci waxtaan bi loolu PDS préciser na ko ci communiqué ñaar ba ñuy envoyé charte bi ba ñuy dem jour bi ñu koy lancé amul kenn ku ñu wax waxu tur waxu couleur waxuma la ñu discuter ci de ne serait-ce que informer nit ñi ne lii nga nar a signé nii la tudd maanaam doom bii ñu ne yow bokk nga ci ñu ko jur nii lañ ko tuddee même information bi amul waaye dama jàpp sax ne ku ne war na ci mën a jox xalaatam information moo gën a ndaw mais waxtaan yàqul dara parce que dañ bëgg a gëmloo nit ñi ne lu tubaab bi di wax naan de la discussion jaillit la lumière déedéet de la discussion jaillit l'ombre dañu bëgg gëmloo ne waxtaanee dara dafay lëndëmal mbir yi déedéet ñépp xam nañ ni ñuy créer ay organisation ay coalition waxtaan toujours dafay indi loo xamante ne ñépp dañ siy d'accord le plus souvent parfois koo xam ne sóoruñu ko sax dina joxe benn tur ñépp jug taxaw ne waa bii baax na waaye lu mu ñàng-ñàng tamit xam nañ ne toujours am na benn majorité buy dégagé wu ay waxtaanu tur ak waxtaanu ay couleur musul indi problème ci coalition au contraire parfois di nga am proposition yoo xam ne dina wute ak proposition yi nga def déjà soo defee proposition mu indi polémique rek ça veut dire que il y a un problème donc façon boobu démarche boobu ñu def mënuñu ci ànd waaye tamit mënuñu ànd ci système boo xamante ne day diviser opposition surtout ci anam bii ci fànn bii ne da ngay boole waxuma opposition warul diviser wu opposition wax naa ko c'est une diversité ku ne war na def lu ko neex ak far fu mu bëgg waaye soo mbubboo ne da ngay dajale ñëpp da ngay joxe gage da ngay am comportement da ngay am taxawaay buy tax ñëpp dajaloo au moins nga tànte ko su nekkul nag ku ne xam nu muy bootee doomam mënuñu woon ànd ci loolu moo tax demuñu bokk ci coalition boobu waaye tamit ñu décider ci suñu mouvement ginnaaw ba ñu waxtaanee ëpp na une semaine ba loolu amee ba ñu lancé coalition bi ñu ne ñun de suñu objectif ci élection locale yi mooy tout sauf Benno Bokk Yaakaar gëm nañu ne commune bu ne am na fa ay nit yoo xamante ne seen candidature mën na changer dëkkuwaay am nañu chance pour gagner ñun dañu jël décision suñu responsable yu nekk ci commune yi ñu xool les candidats les mieux placés ak fu ñu mënti bokk nañu bokk opposition rek wala tamit nañu bokk ci mouvement citoyen yi parce que jàpp nañ sénégalais yi yuy def politique rek du ñoom ñoo war a jiite am na ñoo xamante ñu ngi seeni gox am taxawaay bu mat sëkk seeni gox su dee taxawaay boobu moo sut fuuf taxawaayu politique yi pare nañ aussi pour jàppale leen pour ñu gagner seeni localité
mu bëri lool tamit ay candidats yoo xamante ne ay candidats wu mouvement Agir lañu. candidats yooyu ñu ne leen bépp initiative boo xam ne dañuy mutualiser force yi te mu bëri nag te mu am suñ leen si nangoo jiital comme yéen ni ngeen di ay candidats ngeen bokk si nekk candidat dëgëral seen bopp si localité yi ngeen nekk mais duñu dugg si jeu wu division opposition au moins si fii ñu jëm nga xamante ne quel que soit alpha nous devons être ensemble parce que président Macky Sall jeexal na ñu bëgg ko ñu bañ ko jeexal na deuxième mandat la am droit 2 mandats la am droit bés bu taxawee ne damay def 3e mandat on aura besoin de tout le monde pour xeex loolu non seulement ñu bokk ci di def politique nekk ci kujje gi waaye tamit ñoo xamante ne ay société civile la ñu nekk ay hommes religieux maanaam sénégalais yépp dans leur diversité ñooñu ñëpp la ñuy soxla mais su dul loolu mu respecter constitution bi respecter kàddoom li ñu amal solo mooy l'après Macky Sall te l'après Macky Sall waratuñ ko fooyee waratuñu nekk ci folli dañuy war di fal moo tax ñun taxawaay bu mat sëkk dinañ ko am ci loolu fi may daanalee nag moo jëm ci taxawaay boo xamante ne de plus en plus ñu ngi koy gis fii ci Sénégal mooy ku àndul ak man ma sosal ko ma saaga ko ma waxal ko lu bon su àndeek man ma tàcc ko loolu la ñuy wax pensée unique loolu la ñuy wax initiative yu jëm ci appliquer la terreur dans notre pays moo tax ba ñu defee suñu déclaration donte ñetti nit la ñu waxal am na ci ñoo xamante ne jàpp nañ ne ñoom ñoo war a yenu combat bi ñoom ñoo war a sosalaate ñoom ñoo war a tuumalaate ñoom ñoo war a joxe ay éléments de langage pour yàq nit ki parce que wóolu nañ seen appareil d'intimidation nag bu def ay résultats parce que ay jàmbaar reculer nañ abdiqué nañ dellu nañ ginnaaw ñu bëgg ko def nag yoonu tool waaye jàmbaar yi wute nañ jàmbaar yi bokkuñu Sénégal lu ñu nangulul Macky Sall duñ ko nangul keneen loolu dañu bëgg mu leer nañ te yenn jëf yi ñàkk xam la rek ak tardé ñun ba ñu commencé nekk leader politique la ñu commencé waxal sosal Sénégalais yi dépassé nañ loolu Sénégalais yi ci ay jëf la ñuy xool ci parcours la ñuy xool xam nañ kan mooy kan kenn du ñu jàngal dara ci combat xeex pour réew mi kenn du ñu jàngal dara ci courage kenn du ñu jàngal dara ci taxawal askan bi kenn du ñu jàngal dara ci probité ci valeur ci éthique moo tax may wax sénégalais yi combat yii ñuy mëne du ay combat de personne romb nañu fu ñuy defee ay combat de personne ce sont des combats de principe combat de principe nag dafay transcender nit ñi ëpp doole fuuf nit ñi moo tax gisuñu ku ñuy saaga gisuñu la gisuñu ku ñuy sosal gisuñu la ku ci am xalaat it féetale ko ci man sa xel na dal ne dara mënuñoo ébranler suñu amee xalaat buñ ciy am mooy ñu ànd ak ñun ak ñu mbokk ak ñun ñooñu nañu pare pour dégg lépp ndax ñun pare wuñu pour noppi
taxawal suñu réew apporté nañ ci sacrifice yu bëri ragaluñu wéet tamit ndax boobu ba léegi ay nit ñu may bind ay message soo moytuwul tu vas être isolé soo moytuwul di nga fi nekk yow rek ñun ragaluñu wéet amuñu problème wéttaliku ndax ku ñu mës a àndal ku ne bëgg nga continuer di ànd ak ñun ba ñu àndee Benno Bokk Yaakaar 2012 ba ñu génnee ma nekkoon biir réew mi bëri na ñu def lu ñu mën pour ñu bàyyi réew mi continuer ci coalition boobu ñu mën ci am ay privilèges defuñu ko ba ñu génnee réew mi ki jiite réew mi muy parti réew mi def na lu mu mën ba muy dem di rejoindre pouvoir bi pour ñu ànd defuñu ko wéttaliku di macc tàngal amoon nañu possibilité yi plusieurs fois donc du wéttaliku ci ay lacrymogène wéttaliku ci ay combat yu tar ci opposition bi mooy tax ñuy bàyyi suñu principe ak suñuy valeur ragaluñu wéet ragaluñu wéetal sénégalais yi ci dëgg ci fulla ak fayda Sénégal dafa war a changer ci nii walla ci nee parce que ñi bëri lii fiy continuer dara du leen ci dal dara du leen ci fekk mais population yi sonn nañu population yi jaaxle nañu ku ñëw def lu mu def dem sa moroom ñëw def lu méngoog moom ci comportement yi jikko yi ak façon bu ñu defee la ñu war a arrêter lépp di waxante dëgg maa leen di gërëm di leen sant jërëjëf. Rien, absolument rien ne sera plus comme avant. On a l'impression qu'il y avait une milice qu'on nous avait cachée à l'Assemblée nationale pour cibler des députés et les attaquer. Mais nous avons résisté. Regardez Omar Sarr, regardez sa veste, regardez ma veste complètement déchirée. Mais nous vous le disons ici, nous allons continuer le combat. Homogène, mais comme vous le savez, ça ne nous fait pas peur. Nous nous sommes battus plusieurs fois pour réclamer la démocratie, nous continuerons. 24 ans après, on fait du forcing dans notre pays. Que Baragaï est aujourd'hui un otage politique. On l'avait soutenu en 2011, on le soutient en 2016. Les faits n'ont pas changé, les acteurs n'ont pas changé. Nous ne sommes pas du même parti que Barthélémy Diaz, mais nous sommes du parti des principes. gis ngeen ne Ousmane Sonko dañ ko radié ñu ngi koy ñaawlu jaay doole la abus de pouvoir. Nous demandons la libération de Khalifa Sall. tey Guy Marius Sagna place am du prison ñu seen place nekk prison xam nañ leen Guy Marius Sagna dafay xeex pour askan bi donc tey kuy xeex pour askan bi war na ko mën a taxawu à chaque moment. kenn du ko manifester loolu jaaduwul.